ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci suñu ñetteelu bilan législatif gannaaw le cas Benno Bokk Yaakaar ak résultat wu l'intercoalition Yewwi Wallu. ñuy taxaw tey ci 3 profils yoo xam ni seen cas dafa particulier parce que rare na ci histoire politique bu Sénégal maanaam ndax Benno mooy am majorité à l'Assemblée nationale wala ndax l'opposition mooy dicter ses lois. ñu ne ñetti nit kenn ki muy Pape Djibril Fall bu les serviteurs, Thierno Alassane Sall bu Aar Sénégal, Pape Diop bu Bokk Gis Gis. ëllëg seeni position mooy déterminer loolu noonu. scénario bi nii avant élection yi kenn xaaru ko woon mu nekk lu inédit waaye muy lu am solo aussi ci benn côté ndax parfois tamit yàlla dafay créer situation pour natt ci biir jaam yi kan moo ci constant, kan moo ci gëm lim doon woote, kan moo jiital xaalis wala la volonté populaire lépp ci laskan yu bëgg. tey ci situation bii la ñu toll moo tax ñun ñu jàpp ni scénario bu intéressant la ñu nekk d'assister. ci noonu aussi dañuy jàngat d'abord résultat wu 3 profils yi ndax surprise également am na ci élection législative yi passé bu ci nekk nag mérité ñu def ci un point laataa ñuy ñëw ci ku nekk ëllëg sa PT ak sa taxawaay biir Assemblée nationale fu mu la mën a yóbbu. moo tax ñun ànduñ ci ne beneen parti ci opposition bi dañoo war a neexal ñoom Pape Djibril Fall, Thierno Alassane Sall ak Pape Diop. déedéet kenn waru leen neexal ñoom ci seen wàllu bopp ñooy xool ndax dañuy préférer continuer d'exister politiquement wala ndax dañuy signer leur mort politique nax saay ba faaw. ku ne sa avenir politique moo nekk en jeu yaay xool nag noo koy gérer. l'essentiel mooy sénégalais yi la votel ñoo ngi toog jële seetaan soit nga trahir la volonté populaire wala woy di continuer ak valeurs yi nga xamante ni yaa ngi ko doon woote ba ñu fal la. ñu doore ko ak Pape Djibril Fall bi nga xam ni mën nañ ni ci lu amul benn werante ni mooy la révélation ci élection législative yu dimanche 31 juillet 2022. lu tax nag révélation mbir mu neex a layal la. avant élection yi ñëpp xamoon nañ ni 3 premiers yi diggante Yewwi Askan Wi, Wallu Sénégal ak Benno Bokk Yaakaar lay doon kenn du xëccoog ñoom raw gàddu gi. waaye dafa am aussi beneen deuxième catégorie boo xam ni ñii nekkoon nañ ay ministre, ay maire, ay DG ak député muy waa Aar Sénégal ak coalition Bokk Gis Gis. mathématiquement analyste politique yëpp jàppoon nañ ni gannaaw Yewwi, Wallu ak Benno ñii ñooy xëccoo 4e ak 5e place bi. waaye mu am ci beneen côté une 3e catégorie de candidats muy naataange buntu bi ak les serviteurs. donc ci 3e catégorie bi la Pape Djibril Fall bokkoon avant bésu élection yi. waaye ñu dem ci élection yi Pape Djibril Fall bàyyi fi waa 3e catégorie bii mu bokk dem titiller waa 2e catégorie ba romb leen ak 56 333 voix. 2e catégorie bi nga xam ni nee naa leen ñi ngi fay fekk mooy ay Thierno Alassane Sall, ancien ministre bi ñu dénk wàllum énergie, ay docteur Abdourahmane Diouf yi am plus d'une dizaine d'années d'expérience ci wàllum politique ak parti Rewmi, Thierno Bocoum, ancien député à l'Assemblée nationale, mais surtout ku ci mel ni ay Pape Diop yi nga xam ni ba ñuy tàmbali politique en 1974 Pape Djibril Fall juddogul. ba muy nekk maire, président Assemblée nationale ak président Sénat boobu Pape Djibril ndongo la woon ma ngay jàng. donc ñii ñu leen limal ku leen raw ci élection te 3 mois ñetti weer dong nga defagum ci politique teg ci bii mooy sa première participation exploit bu rëy rëy la. donc ci lu amul xel ñaar Pape Djibril Fall mooy la révélation des élections législatives. li des nag mooy mu confirmer à l'Assemblée nationale li mu jaay sénégalais yi ba 56 333 ci ñoom wóolu ko ba fal ko député. ba tax na ñun gëmuñ ni suba nag kenn xamuluy xew. mais gëmuñ ni Pape Djibril Fall ak exploit bii mu def ci élection législative yu weesu lu bari di ko xaar dans l'avenir que dina tayle carrière politique am dem di jàppale la coalition Benno Bokk Yaakaar. ndax li tendance électorale yi wane ces derniers temps mooy képp ku rejoindre Benno amatoo avenir politique. boo delluwaatee élection boo amoon téeméer ñaar fukk doo ko weesu. ndax gaal buy suux la ku ci langaamu ànd ak moom daanu. ku weddi laajal Moussa Sy, Bamba Fall, Idrissa Seck,
Abdoulaye Baldé dara tekkeetuñ ko ci réew mi rawatina gox yi ñu dëkk depuis ba ñu rejoindre Macky te yaakaaruñ ni Pape Djibril Fall dina nangoo doon un prématuré politique ndax li ko dese moo ëpp fuuf li mu weesu am na marge de progression bu rëy rëy ci kanamam te jàpp nañ ni du nguur goo xam ni 1 an quelques mois moo leen dese ci bopp réew mi moo war a tax mu tayale carrière am. buñ ci noppee ñëw ci la coalition Aar Sénégal ñoo xam ne ci tendance avant élection yi ñu bari jàppoon nañ ne gannaaw Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal ak Benno ñoo ñëw en 4e position ndax leader yi ko composé. Finalement 5e position la ñu terminé ak 52 173 voix ci ginnaaw Pape Djibril Fall bi nga xam ni 3 mois d'expérience politique la am. kon bu ñu jàngatee lii échec la pour la coalition Aar Sénégal ndax ñoom sax li leer ba leer mooy du lii lañ doon séntu ci élection yi weesu. parce que dañoo jaayoon sénégalais yi ne ñun ñooy la crème de la crème la coalition de la rupture. ñun nag li ñu jàpp mooy coalition la boo xam ni dañoo raté anam gi ñu duggee ci politique. niñ ko ratee mooy mënoo ni da ngaa contre pouvoir ci opposition bi nga bokk ba pare am taxawaay société civile. taxawaay société civile mooy bu pouvoir defee lii nga wax bu opposition bi defee lii nga wax. ñoom nag jàppoon nañ ni stratégie politique bu efficace la pour wane ni ñun nekk luñ fi kenn ñooy coalition wu dëgg ñun ñoo ñi tëddee njaaxaanaay yi. malheureusement nag stratégie bi mujjul fay ndax opposition ñëw pour tëddee njaaxaanaay yi da nga war contre pouvoir ba noppi radical. moo tax bu ngeen seetloo dañoo dem sax ba gën a dal ci opposition bi ku waa pouvoir ba ñu bari dippee leen waa coalition Aar Benno ndax bu ngeen fàttalikoo dañoo nemmeeku woon ay njuumte ci listu Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi bañ naan dañoo rejeté ñoom ñaar ñëpp seeni liste. waa Aar Sénégal jamono jooju def benn sortie binduñ mais dañoo génn wax organiser conférence de presse bu rëy rëy ne duñu nangu bare yu ko duñu nangu combine bëre. maanaam ci déggin waa Ousmane Sonko dañuy dil ak Macky Sall pour seen ñaari liste yëpp jàll. parce que nag bu dee doole mooy wane ne da nga war a respecter loi wala waroo respecter loi loolu Sénégal bindoowul noonu 53 yi nekk ci liste Benno ak 53 yi nekk ci liste Yewwi gënuñu 53 yi nekk ci yeneen liste yi fi amul kenn ku fi indispensable. dama ne la koo fi teg yóbbu ko assemblée nationale mu doxal assemblée nationale yu gën yi fi nekkoon te ñooñu ñoo nekk ci liste Aar Sénégal nii combine bëre nii baare yëgoo nii combine bëre nii baare yëgoo. gannaaw lii Macky Sall bàyyi liste titulaire bu Benno Bokk Yaakaar jàll rejeté bos Ousmane Sonko ne ko doo bokk doo fi dooni député alors que bu dee dañuy appliquer li yoon wax dong bu ñu demee bay rejeté dañuy rejeté ñaar liste yépp. ñun personnellement période bii dañ doon xaar ci wax Aar Sénégal ñu jaar fa ñu jaaroon woowaat presse bi yépp ne ndekete baara yugoo musulam combine bëri musulam daal di porter le combat comme que dëgg rek moo leen ñor opposition bi taxaw doon benn xeex jalgati bi ñu jalgati loi yi ngir lu neex benn jëmm. mais ñoom boobu lañu pare ci wax ji maanaam kon li Benno bokk ci lu tegul yoon dérangé wu leen mais l'essentiel mooy bu waa Yewwi bokk. fii nag la ñu bari tàmbalee xalaat nit ñi kon xeexal dëgg ñoru leen mais politique gu puusal ma toog la ñuy def maanaam faaw kële daanu pour man ma mën a yëkkatiku. waaye même bu ñu noppi woon continuer seen yoon yu ne waaw mais dañuy def seeni tournée au lieu que ñu dal pouvoir bi nga xam ni moo jalgati yoon. Thierno Alassane Sall mi nga xam ne moo seen tête de liste mooy wax ci làmmiñam ne moom du wax ci Benno Yewwi Askan Wi lay waxal ñoo newul ci yoon. duma wax ci Benno Bokk Yaakaar xam ngeen ni ñoom seen àtte liste Yewwi Askan Wi ñoom ñoo taxaw ne seen liste baaxut ñoom ci seen bopp te liste la boo xam ne du Macky Sall moo leen ko xaatimal du Mimi Touré moo leen ko xaatimal du man mii maa leen ko xaatimal seen ñoom seen bopp ñoo ko bindal seen bopp am déet lu baaxul nag génn sànni rek moo ci war a teg am déet. ñu yaakaar ni fa la ñu yem docteur Abdourahmane Diouf mi ñu bari sax jàppoon ni moo ci gën a dal gën ci ànd ak sang-froid
di wër di campagne lan moo tax waa Yewwi Askan Wi di jiital seeni leader bu ñu dem ci askan wi bàyyi yeneen candidat yi ba yenn ci ay tiktokeur ñoo ko doon vaar ci benn vidéo bu xaw a reetaanlu ngir wan ko ni loolu amul yeneen candidat yi ngay wax ñoo ngi doon campagne maanaam moom li mu doon wax sax maîtriser wu ko woon. léegi ñoom waa Yewwi Askan bi lan moo tax ñuy campagne 2 semaines ba tey mu def benn semaine ñu dem élection législative dimanche bi passé waaw lu tax ñoom duñ ñu won seen ay candidats. dañuy jox fii kàddu gi kii nga xam ni mooy Samba Camara tàccu leen na ko bu baax doon tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi. waa Yewwi lu tax wanuñu ñu seen ay candidats. asalaamaaleykum département de Linguère. nit bi demoon Aïssata Ba tête de liste département de Linguère. lu tax ñu leen di nëbb man bu ma amee doom am candidat damay am fierté ci moom. waaye buñ ci yemoon sax ñu ne waaw mais seen beneen membre bi nga xam ni moom xeex ànd sàmm jikko yi mooy combat am muy Cheikh Oumar Sy bind benn texte ci page Facebook am di saaga sénégalais yi di leen traité de race perméable maanaam nee na sénégalais xeet bu wodduwul la ñu àndul ak benn cëslaay lu ñëw këf leen xam nga lii yara di ko ak xamadi gënu ko rëy ba pare nga ne askan woowee ngay tiim di leen tifaaray saaga ci ñooñu ngay dem ngir dagaan seen baat loolu mënul nekk nit ki boo ko nawlowul joxo ko benn cër bul dem ci moom naan da ngay sàkku baatam mujjanteel bi gars yi bàyyi di leen woowee coalition Aar Benno ndax boo xoolee seen campagne bi yëpp Yewwi Askan Wi la woon concentré wuñu woon ci seen bopp gars yi mujj tuddee leen coalition xat xol maanaam ñoo xam ne foo leen fekk dañuy mer alors que boo yóotu pouvoir da ngaa war a neex deret sinon askan wi du la ñeme dañ lay jaawaleeg Macky Sall ndax mooy ki gën a tàng xol ci Sénégal donc ñun conseil bi leen di jox mooy nañu wàcceewaat seen bopp nañu dal pour ñun résultat yi ñu am ci législative yi leçon la pour ñu revenir sur terre sénégalais mënoo koo convaincre boole ci di ko jaay ni ma supérieur réew mi ak xam-xam boo mën a am ak diplôme yoo mën a dajale wural àdduna gépp ñëwaat mais taalib ak woyof nga fi wane pour doomi aadama yi teg la fenn fii ba ci discours bi ngay tenir en tant que politique da nga ko war a woyofal pour mu leer ci bépp sénégalais moo xam niveau njàngam fu mu toll. ñun nag gëm nañ ni Thierno Alassane Sall bu demee assemblée nationale du dellu ci waa Benno d'ailleurs wax na ko lu yàggul ci benn ci ay sorteem ndax li mu bàyyi woon ci privilège salaire ak i prime ba muy quitté Macky Sall moo ëpp foofu liñ ko fal tey bu doon ay avantage dong du gedd pouvoir yi ñu ko joxoon ne dafay dem opposé wu parce que dafa am lu mu doon bañ mën naam nag mu dem assemblée nationale continuer ci lancé bi mu nekkoon maanaam di fayantoog opposition bi mën naa nekk di guerre ak ñoom waaye dañoo jàpp ni assemblée nationale bii di ñëw mooy la ngir réconcilier waat l'opposition gannaaw jokkalante kàddu yi réeroo yi pour taxaw ci li askan wi di xaar ci ñoom ndax même bu du législative yi passé 2024 même bu candidat opposition bi yëpp àndul soxla nañu boole seeni doole au deuxième tour ànd defandoo campagne ngir renverser régime bi fi nekk. candidat bi ñu koy daaneele nag mooy bu Pape Diop ancien maire bu Dakar diggante 2002 jàpp 2009 ancien président assemblée nationale atum 2002 jàpp 2007 mu newoon aussi président du Sénat diggante 2007 jàpp 2012 année bi nguuru maître Abdoulaye Wade di daanu. di fàttali aussi que Pape Diop bu weesoo président assemblée nationale bi mu doonoon entre 2002 et 2007 nekkoon na député ci atum 1993 donc bu dee ci wàllu vécu politique ndombal tànk ak statut yaakaar nañ ni Sénégal jox na ko lépp ñu bari jàpp nañ ni sax élection législative yi mooy benn ci élection yi bi mujjee participer mën na am 2024 ndax ku tàmbali politique depuis 1974 maanaam 48 ans de militantisme en plus balaa ngay amee ndombal tànk fekkoon na nga tedd Pape Diop mooy l'une des rares personnalités politiques yoo xam ni milliardaire lañ laata ñu dugg ci nguur gi ak entreprise am bu ñu naan Somex newoon benn ci société africaine yu gënoon mag te daan exporté ay bateau jën bitim réew donc ak parcours bii gis nañ ni ndombal tànk ak xaalis waru ko mën a jaaxal ndax li am ba am jamono jii mooy ci 3 députés yi woote woon ci opposition bi la ñu bokk baskan wi voté leen
ñu bari moom lañ ci yaakaar ni mooy dem fekki waa Benno waaye comme niñ ko waxee woon suñu ndorteelu kàddu période bii lu waay def xamal ni sa carrière politique moo nekk en jeu ak way wa ngay bàyyi. Pape Diop nekkatul ci début carrière am nekkatul tamit au sommet de sa carrière politique maanaam wàllam wëy na ñenn ñi daañu nekkoon amul lu muy perte waaye ñun dañoo gis ni am na lu muy perte ak lu muy gagné. mi ngi mel ni footballeur bu toll ci fin carrière am soit mu termina boo ci benn club de prestige doon une légende wala mu préféré dem wuti xaalis ci championnat boo xam ne kenn dootu ko dégg dafay disparaître définitivement. donc moom mooy xool ban waay la bëgg a bàyyi ci histoire politique bu Sénégal surtout période bii nga xam ne ci changement la ñu toll nguur buy nërmelu la ñu jaamaar lool. ko taxaselu bi tey loolu la woon ñi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.